Auzubillahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim ñu ñëw ci deuxième partie bi waa plateau bi ñu bëgg kon wax nañu ne bu xeex tas na Yoof judd na jur Wakaam jur Ngor beeñ daje na Soumbédioune sos nañu fukki penc ak ñaar fële vers la pointe de Dakar diggante place de l'Indépendance mu tuddoon Baye jëm géej 1857 Protet ñëw na 25 mai ba su it ñu samp drapeau tubaab ñi ñu toog ak lébu yi wante ñoom dañu bëggoon dëkke boori géej def nañu seeni pexe ba génn penc yi foofu ñu newoon ñoom tubaab yi ñu occupé ko ñu tabax la première mosquée de Dakar muy mosquée rue Carnot bi penc yi wër ko zone boobu yëpp la ñu doon oowee tund parce que c'était des dunes de sable ci booba Sandaga ne woon fi lal urus ne jëm ñaa cokkeer jaaykat yi di fa daje ñu ne maa ngi dem Sandaga judd na donc Sandaga moo mag bâtiment bii ñu naan tey marché Sandaga penc yi nekkee noonu wante loolu doyul tubaab li ñu bëggoon mooy plateau yëpp ñu occupé ko parce que foofu gën a óor moo ëpp sécurité soo xoolee ni mu bindoo dafa nekk plateau dafa nekkee kaw am mbartal même ba tey jii soo xoolee ndox bi su tawee lépp dafay wàcc dem côté Médina Gueule Tapée Fass Colobane parce que foofu moo doon xuru xan ay xur la woon yi nga xamante ne ndox mi fan daan daje àll la woon donc ñoom ñu fexe pour génn village lébu yi en 1914 mooy fexe bu mujj bi ci la ñu xeex bi ma leen wax Faidherbe Angle Lamine Gueye parce que ñi doon taal néeg ñi dañu bëggoon taal ay xàmba ya nga xamante ne fa la ne woon te xàmba yooyu Ndakaaru yépp ko bokkoon ci la ñu xeex bu metti fa la Abdou Koña Diop joxor bee commandant bi ne ko soo leen fi taalee benn néeg ma taal palais gouverneur Blaise Diagne ñëw Mame Alhaji Malick ñëw gouverneur William Ponty ñëw ñuy def ay négociations ba ñu teg xeej yi teg fetal yi fa la déguerpissement bi yem mais fekk na am na fukki penc ak benn yu dem Médina muy Cëriñ Santhiaba Mbàkkna Kaay Ousmane Diène Jekko Santhiaba muy fukki penc ak benn juróom benn des Dakar Plateau muy Cëddeem Guy Salaan Yàq Jëf Kaay Findiw Mbot ak Xog loolu nag jeexalul politique de déguerpissement bi parce que continué na soo seetee pencum Xog tey jii la fa des ci kër bëriwul kër Ndey Jàmbur Maam Ismaïla Gueye ma nga fa ak yeneen kër wante li ëpp ci Xog tey moo jur Fann Xog gi ñu ne Xog ga ca Fann Guy Salaan lu bëri ci Xog tam mu ngi Colobane muy Xog Colobane Guy Salaan ak Cëddeem lu ci bëri tam dem na Centenaire ca kaw ak Colobane soo xoolee fi hôtel Balanou ne foofu moo doon Sembène sa cosaan hôtel Balanou ëmb hôtel Clarisse famille boobu yëpp ña nga Colobane donc noonu la ñu continuer di génn penc yi soo xoolee Mbot moo jur Mboti pom bii tey ci Gueule Tapée Mbot ba ca pom ga pom gi mooy canal Gueule Tapée Jaraaf Aliou Kodou Ndoye moo njëkk nangu génn ànd ak Ousmane Diop Kumba Paate ak ñoom grand imam Amad Lamine Diène ñoo njëkk a sanc foofu moo tax ñu naan la Jaraaf Aliou Kodou Ndoye fii ñuy wax tey Ropo Mandel moom moo mayee suuf sa ñu dëkk fa donc tey jii de plus en plus aussi nit ñaa ngi génn Dakar Plateau mais Dakar Plateau googu noonu mu bindoo nekk Cap Manuel ba Malick Sy dafa mel ni rëdd boobu rëddu cosaan la ci naka ndaxte ba Ndakaaru sancoo fukki penceex ñaar nekk fii lébu yu jugee Jolof ñëw terewul ne ci Kayoor la ñu bokk en 1549 Kayoor am indépendance am vis-à-vis du Jolof commencé songa Ndakaaru ay xare yu bëri am fi
xare jàmboor waa Yoff ñoo ko xeex ak waa Kajoor xare Lofe moo jur indépendance su lébu gi en 1790 mais xare yooyu moo waral lébu yi tabax ay tata pour tëj buntu penc yi soo xoolee ñaareelu tata bi gën a mag moo romboon moo jugee woon géej fi ñu naan géej ab teel ca boori gaar ba topp avenue Malick Sy bi ba porte du millénaire mu nekkoon benn forteresse ba nga xamante ne moo tëjoon bunti Dakar forteresse bu njëkk ba ma nga nekkoon boori Hann fatt ba Yoff loolu yëpp pour aar seen bopp diggante ak Kayoor en 1790 xeex bu mujj bi diggante jaraaf Dakaru ak Kayoor ci la ñu am seen indépendance ci la ñuy soog a fal Serigne Dakaru mais kooku beneen histoire la mais c'est tout simplement pour vous dire que Dakar Plateau découpage bii mu am yàgg na bi tubaab yi génnee juróom benn pénc vers le nouveau village de ségrégation de la Médina avenue Malick Sow boobu ñu def ko ay filao mu nekk benn ligne de démarcation entre la ville européenne et la ville indigène espace boobu desoon foofu yëpp moom moo nekk moo mujj doon Niayes Thioker ak Rebeuss mais soo xoolee Niayes Thioker ak Rebeuss dafa mel ni Cëddeem moo leen boot c'est à partir de Cëddeem ci la foofu juddoo soo xoolee Sandial ak Lambinaas ak Kaajal aussi à partir de Cëddeem la ñu juddoo kooku ay quartiers yu bees la nga xamante ne ñoom ñoo sosu loolu mooy Dakar Plateau mais Aly Diagne Bor dafa am wax lu important lu jar a souligner du point de vue de l'occupation de l'espace mu ne bi ñu ñëwee fii mag ñi dañu dem Bel-Air tuddee ko mooy turu cosaan bi maanaam lépp luy musiba bu war a dal si Ndakaaru mu ne ñu jugee Bel-Air dox ñëw ba fi porte du millénaire nekk ñu ne fii mooy Kusum ñu ne Kusum mooy lan mu ne bu ñu kenn song Kusum def fa seeni mbóot ñu ne ku leen song nag bañ leen koy laaj fekk ñu ngi sumbu junni ñu ne ku sumbu juunu ku ñu song daanu kaw sumbu jun jëm université foofu moo doon Fann mu ne Fann c'est le corps humain foofu bépp garab buy faj jàngoro bu nit am fa la nekkoon donc tudd na Fann laata hôpital Fann di juddu mu ne dafa mel ni hôpital Fann day dëggal turu cosaan googu ñu jugee fa ci ginnaaw ñu ne fii mooy Fann ñu ne fii mooy Cox wante laata Cox dem nañu Joppal dem nañu Karak dem Joppal loolu lépp mu ne tënk na les 8 objectifs du millénaire pour le développement mais soo xool ba léegi du point de vue de la cartographie fi canal Gueule Tapée bi romb foofu moo doon yoonu dex gi bopp bi moo nekk fa ñu naan bopp tey fi Masaalikul Jinaan fi ñu ko def dañ ko sëkk dañu sëkk dex bi moo tax ñu tuddee ko woon sëkk ba mu nekk jullikaay bopp dex gi fa la nekkoon moo tax ñu tuddee foofu bopp geenu dex gi di sotteeku biir géej fa ñu naan geen moo doon Gueule Tapée gu njëkk ga soo ñëwee biir Dakar Plateau donc diggante Cap Manuel ba Malick Sy Sandial William Ponty foofu yëpp moo doon tund les dunes de sable fa la Mbot tegu fa la Sandial tegu fa la Lambinaas tegu ba Kaajal boori Palais soo yéegee Cap Manuel foofu yëpp mooy Bëñul tam am na histoire ba fa ne xëy na dinañu am occasion pour waxtaane lan moo tax mu tudd Bëñul boppu Ndakaaru googu am ay îles yu ko wër mu ñeent soo toogee taxawee Kësum gi ma la wax tey walla Ngaje nga jàkkaarloo géej gi di nga gis île bu mag ak île bu ndaw muy les îles de la Madeleine tubaab yi di ko wax tey jii Sarpan ak Louy ñu ngi ko tuddee woon wër ak laar bu mag bi mooy wër bu ndaw bi mooy laar pour lan ñu tuddee ko wër
maam Alioune Diagne boobu mu ne le génie protecteur de Dakar maam Ndëg Daawur Mbay fa la dëkk moo tax ñu tuddee ko ki dëkk wër celui qui habite à wër moo indi turi Ndëg Daawur bi mu ne mooy turi biti bi turi biir bi mag ñee ko xam muy benn île nga wër Cap Manuel soo taxawee tiim Kébé xeeru Kébé ci collu Cap Manuel bi bañul foofu ku fa taxaw di nga am une vision très claire des deux îles tey ce n'est plus possible parce que privatisé nañ ko fàtte nañ ko wër ak laar ak beeñ muy Gorée nga topp tefes gi def tëngeen dem tëngeenu Ngor île de Ngor dem tëngeenu Yoof île de Yoff muy ñeenti île yi nga xamante ne ñoo wër bopp presqu'île du Cap-Vert mel ni benn digue de protection pour la presqu'île du Cap-Vert loolu lu jar a xam la pour nga xam fii mooy fan wax naa place de l'Indépendance dafa mel ni benn carrefour buy permettre la respiration des villages et de Dakar Plateau moderne tey carrefour boobu dessiné nañ ko depuis tangi mag ña muy Baye ba tubaab bi ñëw def ko place Protet du nom de l'homme qui a planté la première fois le drapeau français sur la presqu'île du Cap-Vert mu jee ko tuddee place de l'Indépendance soo xoolee fukki penc ak ñaar yi nekk Plateau ak Médina dañu seexandoor ak fukki plage ak ñaar fukki tefes ak ñaar tefes yooyu sax Alaaji Ngaara Géey moom ko jàngal dañ ko tënk ci benn wëyu kasak bi ñu doon kasagal njulli yi pour ñu fas ko ci seen xel muy kàkkalam koon sumbujum kusum ngaje ndaali bañul kootu juus teeru baay soogi yuru ngaay beeñ donc fukki penc ak ñaar fukki tefes ak ñaar kàkkalam moo nekk fële sa université koon mooy cour de cassation fu Magic Land nekk sumbujun ñëpp xam nañ ko kusum porte du millénaire ngaje ñi dëkk Plateau ñu bëri xam nañ ko mooy place yu ñaay cokkeer bi ndaali mooy bi nekk derrière la morgue de l'hôpital Dantec ndaali Hilton bi Bagnul mooy la plage de Cap Manuel wax naa leen Cap Manuel moo tudd Bagnul Kootu mooy Anse Bernard Petit Palais Dious de foofu mooy Ponton la plage de Petit Palais mooy Ponton Kootu Dious mooy Anse Bernard teeru baay soogi yuuru ngaay mooy plage des enfants beeñ mooy plage de Yaraax donc fukki penc ak ñaar fukki tefes ak ñaar fukki xeet ak ñaar parce que lébu yi ay xeet lañu mais soo nee Plateau tey da nga naan population autochtone bi mooy lébu yi wante nag Plateau ñëpp ngi fi ndax bi tubaab bi demee ba entamé colonisation bi ba nangu suuf yi dafa def Ndakaaru muy capitale de l'Afrique occidentale française Afrique occidentale française ñëpp xam nañ ko ba mu tuddee Afrique occidentale française nag ci la ñëpp commencé ñëw communauté malienne bi ñëw fii mooy seen capitale communauté guinéenne bi ñëw ñëpp ñëw donc mu nekk benn melting pot ba nga xamante ne moom la doon ba tey communauté libano-syrienne bi ñu ngi ñëw après la guerre ci la ñu ñëw massivement waaw parce que bi lébu yi ñenn ñi demee Médina suuf yooyu foofu bañ ko delloo lébu yi gannaaw xeex bi Blaise Diagne xeex ba suuf yi tubaab bi bëggoon nangu yëpp ñu delloo leen ko ci lañ ko jox libano-syrien yi baaje leen ko ñoom aussi ñu nekk fi dëkk ak ñoom ci village yi di làkk arabe di làkk wolof duggante ak ñoom noonu la brassage bi juddoo biir Dakar Plateau tey Pàkku Lambaay bii ñuy wax tey en 1902 lañ ko sos donc yàgg na fi ñoom dañ lay nettali ne ba ñuy fii ñëw Moustapha Ndiaye Thiargane gannaaw ba sëñ Touba demee géej donc si la ñu sanc ba ñu sancee ñi naan ba mu ñibbisee la ñu sanc ñii nee nañu avant muy ñëw fekk na ñu sanc ko mais dans tous les cas ñoom li ñu d'accord mooy guy moo fa ne woon gu mag benn la woon benn pàkk la woon salle de vente Pàkku Lambaay lépp nekk benn pàkk tracé avenue Gambetta bi moom moo ko divisé en deux lii dem fii lii dem fële comme nu tracé
avenue William Ponty bi taxee ba suñu maam Youssouf Amar ñëw fële ci ay toolu magam Babacar Gueye mooy fi ngéyeen gi nekk tey jii diggante El Malick ba garage Carapit ba donc soo xoolee cette communauté là cette ouverture bi mandarga Ndakaaru mandarga surtout Dakar Plateau jiitu na sax colonisation bi naka ndax am na damay revenir tout en arrière pour clarifier foofu am na ñu wax ne le lébu originel n'existe pas am na wante seey na ci diggante bi c'est lébu qui avait quitté les rives du fleuve Nil di dox di ñëw est-ce que seen pureté de race conservé nañ ko la pureté de race n'existe nulle part mais li óor ba óor mooy bi ñu ñëwee ba Ndakaaru tuddee ko dëkkaraw dañu woote instant boobu képp kuy bañ nooteel ci Sénégal wala ci sous-région bi soo daggee buumi nooteel gi ñu la noot Ndakaaru ngay ñëw exemple bi ma ci mën joxe bu leer mooy Massamba Kokki mooy maamu njóobeen gii falu sëriñ Ndakaaru tey moom Massamba Kokki mu ngi jugee Kokki sa Jolof xëccoo fa nguur ñàkk gàddaay ñëw Ndakaaru ñu dalal ko cëddeem may ko Ngóone Meng mu jur Jal Jóob muy premier sëriñ Ndakaaru Ñoxor Fay xëccoo ak Salmoon gàddaay moom it ñëw ñu teeru ko mu dal mbot moo jur payen yi te falu tey Jaraaf Taabaan Jool bàyyi Ilimaan Jool bàyyi Alpha Jool ñoom ñëpp sëriñ Ndakaaru pour te dire que rôle bi nga xamante ne moom la Ndakaaru taxawee ci Sénégal mën nekk le symbole du Sénégal commencé na si jamonoy maam ya c'est un vivier c'est un melting pot moo tax Mbay Jaaj bu ci dem di wax ne Jaraaf faala furi ay sa pay moo doon bañ ko laaj ne ko kan mooy lébu mu ne ku bëtt àllub kaay ba agsi Ndakaaru nangu charte yi ñu fi teg mooy ne ay doomu penc lañu kenn moomul kenn du buuru kenn ku ko nangu rek lébu nga moo tax noonu la ñuy absorber les différentes communautés qui constituent les habitants de Dakar Plateau mais tey weesu nañu lébu yi wax naa la ñu man ngi fekk nañ leen fi ñu métissé wu donc les populations de la sous-région ñëpp ñëw am fi ay communautés ñu jaxasoo noonu la Ndakaaru nekkee suufas teraanga sa nga xamante ne kilifa diine yi nekk Sénégal yépp jaar nañ fi ñoom ñu fi jaar ku ci nekk seq nga xawaat Ndakaaru teraanga nga xamante ne kenn doo ko fàtte maam Cheikh na Cheikh Saad bu ñëw na fi maam Youssouf Bamar Gueye moo dajeek moom Ndar invité ko Ndakaaru mu ñëw ñu dalal ko teeru ko ba maam Cheikh na Cheikh Saad bu wax ne sama deret ak seen deret dina jaxasoo bu yomal xiyaam loolu li ko firnde mooy lébu naar yi nga xamante ne ñoo fi nekk tey nekk ay lébu ñoom at xaana ñoom Chérif Adramé parce que tariixa bi nga xamante ne maga lébu yi moom la ñu njëkk a jël mooy tariixa xaadir maam El Hadj Malick Sy ñëw na fi Jaraaf Ibra Gueye Pay naan ñu daan góoru tukulóor bu rafet bi mu neex alxuraan lool baax lool disponible lool di jiite di jullee niiw yi di sang di yóbbu sëg yi jëbbal seen borom ba wax naa leen ne léegi bi tubaab yi bëggee génn penc yi yóbbu leen le village de ségrégation de la Médina moom moo def intervention Baye Abdou Aziz nettal nañu si bañ ko seeti jee Tiwaawan mu ne bés boobu moom Alaaji Malick dox na ñaari yoon diggante palais gouverneur ak fa xeex ba am tànku neen la def te yëgul ne tànku neen la def lépp pour bëgg a jàmm ba lébu yi bañee bañ ba Abdou Koño tàng jër ba wax juree jëm wax moom moo ne dem leen bërëb ba mu dindi turu Pontiville bi tuddee ko Médinatul Munawwara ne leen la daloon Muhammad Rasulullah ca Màkka dina leen dal dañ ko génn Médina Màkka mu dem Médina moom Màkka yéen it génn nañ leen Dakar Plateau nangu leen dem leen di ngeen moom Médina moom Dakar Plateau te noonu la demee maam Serigne Touba 1895 ba muy dem géej aussi Dakaru la teer mag ñi dégg turam bi mu ñëwee ci dangu jamonoy gouverneur Mouté ñu denc ko Kadial Diop mag ñi daje ne fii dëkku teraanga la kilifa bi ñu fi denc duñu seetaan mukk mu dugg fi ba dem te duñ ko teral ci la ñu def intervention auprès du gouverneur mu libéré leen ko jox leen ko ñu dalal ko cëddeem ci Mengeen gii muy jaabante diggante Mengeen ak Jaañeen
Ibra Binta Gueye ma ngi dalal ko ak soxnaam suñu naan Aana Fay ba sax moom sëñ Touba tudd na leen ci xasaayit ba mu ne tubaab ba oo ko boole ko gendarme bu tudd Ibra Binta Gueye ngir wor ma mu boole ko soxnaam suñu naan Aana Fay yàlla na yàlla xëy leen fay ci xasida ba moo tax ñiy werante naan loolu amul Aana Fay lii dañu xamul ndaxte seede nag bi ci gën a óor mooy borom mbir mi seede ka mu seede te seede googu sëñ Touba moo ko seedeel boppam pour vous dire que Dakar Plateau réew dëkku teraanga la ndakaaru en général rawatina Dakar Plateau gi nga xamante ne fa la ndakaaru soqi ko di màgg ba agsi fi mu àgg tey parce que nee naa la fi la ñu jëlee juróom benn penc Médina yi àll la woon bu tudd Tilleen ndax Tille ya fa bëri ñu sanc juróom benn penc yooyu Guy Mariama gi ñuy wax tey mooy fi cathédrale bi nekk fa la newoon ñu toxal leen parce que Guy Mariama moo fa nekkoon ak ay sëg ñu toxal leen xog jur faan xog mbot jur mboti pom noonu ba Grand Dakar juddu ba HLM juddu ba Ndakaaru toll ni mu toll nii loolu lépp cosaan la cosaan googu nag xam ko dafa am solo wante ñaari vidéo mun ko tënk parce que dafa bëri ay pàcc bëri ay porox ndol la bëri ay xew-xew yi nga xamante ne mën nañ ko fa nettali am na ku ma waxoon ne waxal ñu ci teeru baay soogi boobu suñu maam Soogi Ndooy moo ko sanc Soogi Ndooy mu ngi doon dund ci jamonoy tàndu géej mooy penc ba ma leen wax ba nekkoon ci suufu immeuble BCEAO actuel bi nekkoon góor gu xereñ gu xam am zaahir am baatin yàlla xiir ko ci muy dem ci tefes ga di fa def ay mbiram parce que xam-xam ak solitude ñoo ànd di sa xam-xam du yokku rek dafa mel ni xam-xam gi dalay bëmax ci wéetaay noonu la xam-xam bi defoon ak moom nit ñi xam xereñam xam baatinam mais baatin boobu lu ko firndeel am na légende bu ñuy nettali ne bés dafa nekk ci tefesu géej ga am jëflante yi mu jëflante ak waa géej ba ay nag génn ci géej ga chef de penc Guy Salaan yàlla na ko yàlla yërëm Matar Sy bi nee ne nag yi sax dañu ànd ak seeni borom nag yu ñuul yu weex ak yu xonq mu indi leen ci dëkk ba ne leen nag yi nag nagu dëkk bi la dañ leen sàmm toppatoo leen suñu rattee meew mi na ko ñëpp séddoo bu ñu bàyyi benn buntu kër suñ ci reyee nag it na ko ñëpp séddoo ñu ci bàyyi kenn nee na nag yi fa la ñu nekk ak seeni pël ñu koy jëriñu di ko jëriñu ba keroog ba ñu violé pacte ba maanaam rey nag séddale ko te mu am ku ñu tëb ci la ñu xëy gisatuñu nag yi Matar Sy di nee na si juróom ñetti fanu dëju ndey jàmbur Tayir Fall defe naa ci la loolu amee loolu bokk na ci légende yi nga xamante ne dañ koy wax ci Dakar Plateau am na aussi xew-xew bu amoon le naufrage de la Méduse ba mu amee mu nga suuxee Mauritanie si jamono jooju tubaab yi dañu waroon weccox anglais yi seeni colonie donc ñu yónnee ay nit ñu ànd ci ay gaal benn gaal gi suux ca Mauritanie ba ñu ñëwee ba ak si Ndar gouverneur anglais ba nekkoon Ndar def naa Brereton lu tudd ne leen jotaguma autorisation ñu tagga témbe xamuñu ni ñuy def ñu ñëw waxtaan ak Serigne Ndakaaru Mbatar Diop mu dalal leen Cap Bernard la ñu dalal ñoom naufragé yi fa la leen dalal di leen toppatoo ak yi fa xew yépp ba anglais yi nangu leen jox Gorée ak Saint-Louis parce que jamono jooju colonie yi mu ngi yemoon diggante Gorée ak Saint-Louis mu kontaan ba may Serigne Ndakaaru Mbatar Diop ay fusil may ko ay barre de fer may ko ay jumtuwaay yu bëree bëri dégg naa ne commandant ba jiite woon kii bi bateau boobu naufrage bi moom la ñu tuddee tefes bi ñuy wax Anse Bernard il paraît que mu ngi tuddee woon Bernard loolu fàttaliku la pour dire que le naufrage boobu sax dafa yóbbu turu Ndakaaru bu sori parce que mooy naufrage bi gën a rëy ci jamono yooyu bu am si jamono xew-xew yu mel noonu yu bëri am na Ndakaaru
li koy dundal parce que pour connaître une ville da ngay xam pulsion ville bi ak légende yi nga xamante ne moom la ville bi ëmb ak seex yi xeet ak askan ak doomu aadama yi bokk penc ba lan la ñu seex lan la ñu doxal seen biir loolu da lay permettre nga gën a mën a xam gox ba xam naka nga fay yëngu parce que ça c'est la respiration un peu de la cité moo tax soo ñëwee ñu ne la île des Madeleines moom mooy fa la maam dëkk Daawur Mbay dëkk dafa am muy firi ak tout ce que ça comporte comme interdit gis nga ba ñu nekkee xale la ñu daan wax mën nga dem sa île ba am na lu nekk mën nga lekk ci buy yi mën nga lekk ci daxaar yi mën nga sangu ci géej gi wante bu fa jëlee dara loo fa jëlee guddi rab bi dina la ko laaj nga delloo ko pour un peu sacraliser cet espace pour préserver espace boobu. Tu as compris un peu ce que Thomas Sankara avait expliqué mu ne maam dafa ñëw gis ne désert baa ngi ñëw désert ba taxoon les populations de l'Afrique de l'Ouest màng dem vers le fleuve Nil en 3500 avant Jésus-Christ bi ñu gisee ne que désert baa ngi ñëw dañu xool bunte yi nga xamante ne fa la désert bi mën a jaar ñu ne bunte yooyu ay forêt sacrée la bu fa kenn damm garab bu fa kenn def lii soo leen ko defee catastrophe dina dal suñu kaw tubaab bi ñëw yàq suñu xel désacraliser loolu ñu ñëw ne witt fa gor catastrophe amul ñu ne nañ gor bu ñu daal di gor catastrophe bi ñëw na la catastrophe c'est quoi? C'est le désert. C'est ça un peu selon Thomas Sankara l'esprit ou le mythe de la forêt sacrée l'esprit ou le mythe de Ndëk Daawur Mbay sa papa nettali na la ko papa keneen nettali na la ko nee na dañ doon toog ci taatu garab gi ci penc ba di nuit blanche ba nelaw mais dañuy jékki-jékki rek dégg kok mu ñëw am ku leen fëgg jug leen tëddi ñu jug tëddi suñu ne yaay démb am na ku ñu yee ñu nañ dugg ñu ne borom dëkk bi la c'est quoi l'esprit du borom dëkk parce que nos ancêtres daaw ñu dëkk ñoom kenn suñuy ñëw di sanc maam Ani Njaañ Boor moo ko wax di sanc dëkk dañuy tànn un espace tànn ci espace bu benn garab day nekk garab bu gudd fan bu am njëriñ suñ fa defee la ñuy def daal ne fii mooy pénc ba kër yi dëkk wër pénc bi kër yëpp di ubbeekoo ci garab gi mais soo rombee pénc ba dugg ci biir kër ga danga fay fekk ëtt bi néeg yi wër ko ci gannaaw néeg yi wanag ba ne fa mais suñu dëkkee dañu gis ne ñoom rek dëkkuñu dañu dëkk ak garab yi dëkk ak gàncax gi dëkk ak les créatures invisibles yi tax ba nga nekkee xale ñu ne la bul tuur ndox bu tàng parce que am na ñu def yooyu lor te yëgoo ko balaa ngay góor garab da koy tàggu da ngay respecter picc yi respecter xorondom yi légende boobu lay tëjee parce que dafa symboliser tout l'esprit de ces populations là qui a habité cette terre mag la woon bu jógee àll ba di ñibbisi di nuyu guy gi nuyu daqaar gi nuyu xorondom bi benn picc ramatu cëppeelu ci magu ndeyjooram ne ko maam mu ne ko naam mu ne ko man de céeli bee di ñëw man lay rëbb dafa ma bëgg a lekk dimbali ma bu ma dàq aar ma balaa mu koy tontu céeli bi teg ci beneen mbagg ba ne ko maam mu ne ko naam mu ne jant baa ngi so war naa tëddi te picc bii laa bëgg a reeree naka laay def maam sukk jonkon rocc ci paakaam dagg ci poojam jox céeli bi mu ne ko jërëjëf maam dem picc bi ne ko jërëjëf maam xamoon naa ne dinga ma aar mu dem këram ak góomam yeewu suba góom neewutu fa ñu ne l'esprit de l'ancêtre moo ko doon natt pour xool ba xam gëm-gëm ji ndax ñu ngi koy doxal wala déet asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh